asalaamaaleykum internet enquête 221 yi dal leen ak jàmm niñ ko baaxoo di ko defee saa su ne si enquête sur saa su ne ñu am kuñ leen indil koo xamante ne ni yéen a koy laajte koo xamante ne ni dina leen intéressé te fi actualité toll fa la ñuy dem ak moom moo waral tey nag ñu daal di dalal ku nga xamante ne ni tey dinañ waxtaanee ci ay poñ yu bëri waaye jàpp leen ni lépp daal mi ngi tënku ci ginnaaw Covid 19 bi nga xamante ne ni actuellement mi ngi affiché ci benn échelle bu nga xamante ne jéggi na dayoo Sénégal wala ci àdduna wërngël képp ñu daal di daje li nga xamante ne ni toll na ci lu ëpp juróom-ñeent fukki junni ay doomi aadama yi nga xamante ne am nañu feebar bi nga xamante ne moom moo di Covid 19 waaye tamit ay. lim yu takku ci ay doomi aadama di ci ñàkk seen bakkan nga xamante ne ni ñëpp tëdd nañu seen kër yi mënatuñu génn tiitaange am na fépp waaye tamit fi nga xamante ne mooy réew bi di Sénégal jàpp leen ni ñu ngi ci tolof joo xamante ne metti na ndax am nañ ci Covid 19 bi koo xamante ne faatu na mu di loo xamante ne nii xaaruñu ko woon ñu dem nag ba daal di wax ni li nga xamante ne rek moom moo jëm ci lu toll ci 195 nit personnes en tout cas am nañu feebar bi lu toll ci juróom fukk ak juróom wér nañu kenn moo ci ñàkk bakkanam am kenn ku nga xam ne kaawam critiqué woon na loolu waaye dañ kaa évacuer mu dem ci dëkkam ngir rek ñu mën ko daal di faj waaye tamit fas yéene waxtaan ak moom ci mbir mi waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom moo di mbirum couvre-feu waxtaan ak moom ci état d'urgence bi fii réew mi toll dinañ waxtaan ak moom tamit ci loi wu démb bi nga xamante ne nii jox nañ ko sañ-sañ yu bëri moom le président Macky Sall ci li nga xamante ne nii moom mooy li mu wax ni dafay rek kar feebar bi waaye tamit nekk koo xamante ne nii kenn du ko fàtte ndax tamit aji bëgg réew la dafay xeexal réewam bii di Sénégal moom bokk na ci ñoo lank mën naa wax membre fondateur la ñoo lank France dégage bokk na également ci li nga xamante ne mooy aar lu ñu bokk Guy Marius Sagna ñu ngi lay nuyu. Alimatu maa ngi lay fay. di nuyu mboolem soppe enquête 221. ok mi ngi noonu Guy Marius Sagna di ku nga xam ne aji bëgg réew la ndax damay faral di dégg ci ñenn ci ñoom naan bu ñuy wax activiste waaye dañuy wax aji bëgg réew mën naa utiliser tamit. tout à fait mun nga utiliser aji bëgg réew mais bon damay faral di wax ne nit ñi nuñ ñu woowee baax na li am solo mooy ban contenu la ñuy def ci baat bu ñuy utiliser. bu ñu woowee activiste baax na bu ñu woowee aji bëgg réew baax na bu ñu woowee révolutionnaire baax na bu ñu woowee anti impérialiste baax na mais li am solo mooy en tout cas ñun dañoo jàpp ne suñu askan la ñu bëgg a jëriñ fexe ba mu génn ci ndóol ak ñàkk bi mu nekk. ok mi ngi noonu muy ki nga xamante ne nii yu bëri ci ay xeex mu ngi ci bokk na ci fii ci Sénégal moo waral sax ku ci am problème sax danga koy woo ba gis nañu récemment ay pas yi nga xamante ne yàgg na biñ ko woowee ci mbirum Sotrac dinañ ci ñëw ci kanam Guy Marius Sagna nekk koo xam ne agent mën naa wax santé jëm ci social bokk ci wala it génn ci promotion 2004 NDS également bokk ci li nga xamante ne mooy plateforme yi ñu fi wax lépp tey jii ngeen dem ba teg benn slogan bu nga xam ne bokk na tamit ci Corona dégage nan ngeen yi mën a taxawee ci position boobu noonu wér gànnaay yépp pour mën a taxaw ci xeex bi mel. bi mbir mi amee mooy jàngoro jooju mbas moomu nga doon tudd mu tudd coronavirus bi mu amee ñun waa FRAPP dañoo waxtaan suñu biir ñu jàpp ne naam ñu ngi xeex ngir fexe ba tinki tënk bi nga xam ne moom la ñu tënkee Sénégal jaarale ko ci ay jumtuwaay yu bëri franc CFA politiku FMI ak Banque mondiale làkk tubaab bi ñuy jëfandikoo ci suñu école base militaire étrangère magasin de grande distribution yi ñoom Auchan Carrefour ak ñoom Sen ak yeneen naam yooyu moo ñu ñor ndaxte dañoo jàpp ne Afrique ak Sénégal fi ñu toll fi mu nekk tënk jooju jatan jooju moo ko waral te fekk tinkiwuñu Sénégal ak Afrique duñu génn ci ndóol ak ñàkk waaye nag jamono ji dafa am lu bees mooy mbas moomu mooy coronavirus bi ñu jàpp nag ne mënuñu continuer rek di wax France dégage mënuñu continuer rek di wax pour la souveraineté monétaire France dégage mënatuñu continuer rek di wax
FMI Banque mondiale ànduñu ak seen politique donc jàngoro ji fi nekk dafa nekk jàngoro ju graaw dafa nekk jàngoro joo xam ne dafay reye dafa nekk jàngoro joo xam ne ni ñu koy wàllante dafa gaaw ba nga xam ne kon suñu askan mënul nekk ci jafe-jafe ak jàngoro ji mu mel ni gisuñu ko ñu wëy di wax liñ daan wax naam duñ ko fàtte naam tey lañ ko gën a gëm waaye dañoo jàpp ne fi mu nekk nii nañu fexe ba fagaru ci jàngoro ji ngir ñi ko amul fexe ba ñu saafara ñi nga xam ne ñoom la jàngoro jooju dal moo tax sax ñuy profité ci occasion bi di jaale mbokk Pape Diouf Sénégal yëpp Afrique yëpp àddina si yëpp laay wax mbokk sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew te ñoom itam mbas moomu maanaam faat leen waaye itam di jaajëfal di encourager suñu infirmiers yi suñu médecins yi maanaam waa kër docteur ñi nga xam ne ci xare ji nga xam ne moom la ñu nekk ci coronavirus ñoom ñoo jiitu ñu jaajëfal leen ne leen kat tey lañ leen gën a sopp tey lañ leen gën a bëgg te xam nañ ne li ñuy def métti na nañu xam ne ñu ngi suñu xol jaajëfal itam suñu takk der yi ndaxte ñoom itam ci liggéey bi la ñu bokk 8 heures ci guddi ba 6 heures du matin ñu ngi nekk ci biti ngir fexe ba dagg lu ñu woowee transmission en fait transmission du coronavirus. alors ñun bi ñu waxee loolu ñu ne kon suñu taxawaay mooy kon comme ñëpp xeex coronavirus ñu lancé lu ñuy woowee corona dégage maanaam nañu fexe ba corona jóge fii nañu fexe ba xeex daan li nga xam ne moom mooy corona waaye li yàlla di def ñun FRAPP dañoo bokk ci aar li ñu bokk ak non lank yaa ngi ko doon fàttali léegi FRAPP plutôt non lank ak aar li ñu bokk jël dogal ne dañuy ànd ci xeex corona donc comme ñun léegi dañoo bokk ci non lank ak aar li ñu bokk mënatuñu fësal FRAPP donc fi mu nekk nii lépp lu ñu def dañuy ànd defandoo ko ak waa Y'en a marre ak waa Sénégal notre priorité gilet rouge nitu dëgg ak ñoom seen ñi nga xam ne ñoom itam la ñu bokkal aar li ñu bokk ak non lank ñaari kuréel yooyu non lank ak aar li ñu bokk jël dogal ci ñetti poñ benn bi mooy dañuy ànd xeex coronavirus ndaxte li kenn mën ñaar ko dàq ñaareel bi dinañ dooleel bépp xeex bi nga xam ne ñeneen ñu dul ñun ñu ngi koy xeex coronavirus bu fekkee li ñu yëkkati comme dogal pour xeex coronavirus jàpp nañ ne dëppoo na ak njëriñ askan wi dinañ jàppale dinañ dooleel maanaam dogal yooyu ñetteel bi mooy non lank ak aar li ñu bokk dinañ continuer def lu ñu woowee contrôle citoyen maanaam benn xeexum coronavirus dafa laaj koppar dafa laaj jumtuwaay dafa laaj lu bëri c'est pas parce que nag dañoo nekk ci jàngoro bu métti ñu ci bëri ci ñun am tiitange que nag duñu seetantal koppar googu nga xam ne moom la ñuy wax ne moom la ñuy génnee ci coronavirus yi jumtuwaay yeeg yooyu ak ñoom seen que koppar yooyu ak dogal yi duñ ko seetantal waaye itam dinañ seetantal yeneen fànn yi nga xam ne jotewul ak coronavirus ndaxte du coronavirus rek moo fi am foog ñu xool ndax gouvernement bi mu ngi saytu réew mi nu mu waree ndaxte bu ko saytoo nu mu waree dina am jeexital ci xeexum corona bi. exactement moom moo tax xam naa dinañ ñëw sax ci xaalis beeg ni muy demee mais actuellement ñu ngi ci démb le président Macky Sall ñu jox ko foofu loi ci assemblée nationale jiitu ñetti weer mën na cee def lu mu weer am na sa benn wax communiqué bi nga génnoon nga wax ni buñ ci jaarale est-ce que duñu am tey itinéraire Sénégal. est-ce que duñu am. itinéraire Sénégal du ñëwaat. ah d'accord waaw FRAPP moo njëkk a def benn communiqué. après man effectivement publier ci sama page Facebook ci yeneen kàddu ci yeneen anam li nga xam ne moom la FRAPP wax moo di ne koo xam ne wax dëgg yàlla liñ ko xamee woon 2012 ak léegi mooy bii bukki bii sàmba bii njuur bii borom dëj bi man maay borom dëj bi est-ce que tey jii nii buñ ko joxee junni milliard du ko séddalee nu mu ko daan séddalee est-ce que tey jii nii
président Macky Sall ak ñu ñu àndal coronavirus bi tax na rek tey jii nii lu ñu doon def lu bon mu soppeeku loolu mooy wax ci damay faral di wax ne nit bu fekkoon dafa amoon taxawaay boo xam ne baaxul ci diir bu yàgg boo koy dooleel foog nga xoolaat ko bu baax a baax moo taxoon ñu ne kat président de la république ak loi bi mu bëgg mu proposer assemblée nationale foog ñu seetaat ko ndaxte déjà président Sénégal moo xam mu ngi tudd président Macky Sall moo xam Abdoulaye Wade Abdou Diouf ak Senghor dañoo yàgg am ay doole yu bëri constitution moo leen may doole yooyu ku ci mel ni man dafa bokk ci ñi nga xam ne ñun ak waa FRAPP dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ne dañoo sax war a wàññi doole président de la République ci Sénégal. moo am lu koy contrôler leneen. waaw parce que dooleem dafa bëri mais ñi ngi naan déet président de la République ab buur la boo xam ne day bum di bumi ñu naan loolu ëpp na nañ ko wàññi président de la République bëgg ñu jël doole assemblée nationale yëpp jox ko ci diiru ñetti weer ñu jàpp nag ne loolu du lu gën. est-ce que du ci feebar bi moom moo tax nga xamante ne bu soxla woon tey benn koom-koom jarul muy jaar assemblée ci ay projet de loi. man mi nekk sama kër de bu fekkoon bés bu nekk sama jabar daf may dóor c'est pas parce que dafa am dama tiit ka ma nar a dooleel sama jabar balaa ma koy dooleel naa xoolaat ay mbiram en tout cas man sama kër laa wax te dama jàpp ne képp ku ànd ak xelam képp ki nga xam ne ndofte en fait dalu la doo jël koo xam ne saay su nekk da lay toroxal parce que am na lu bees lu ñëw nga ne kooku da nga koy dooleel. donc dama jàpp ne man ni may doxalee sama kër wala ni may gisee sama kër nan lay gisee tamit à l'échelle de mon pays donc président de la République lan la ñu tàmbal moom ak ñi mu àndal mooy ñu jox ko suñu xaalis mu warax ko ci TER mu warax ko ci BRT mu warax ko ci stade mu warax ko ci anam yu bëri donc 2012 ak léegi warax rek jël suñu am jël suñu koppar mu koy warax di ko warax moom ak ñi mu àndal waa léegi réew mi fu mu toll nii balaa ñoo kaa jox junni milliards kooku nga xam ne ci warax la dëkk ndax dañ koy jox junni milliards yi gëm tëx noppi man damaa jàpp ne loolu erreur la damaa jàpp ne loolu di lu gën en tout cas man laa wax ñun waa FRAPP loolu mooy suñu taxawaay dañoo jàpp ne kooku nga xam ne jikkoom warax dong la d'accord wax dëgg yàlla boo koy dénk junni milliards ci ñetti weer war nga am ay jumtuwaay yoo xam ne da nga koy maanaam da nga koy contrôler d'accord donc loolu moo nekkoon suñu gis-gis mooy suñu gis-gis ba léegi ñun waa FRAPP assemblée nationale nag voté na ko te ku jéggi ñu doon kaas xaaj bi yëpp ba ci PDS ne donte sax teg na benn mais ànd na ci est-ce que aussi tamit jaratina sax ñuy wax ni warax booboo ngi am. waaw xam nga li am solo mooy magum waxoon naa ko moo gën magu xamoon naa ko dafa am solo cim réew saay bu amee dara et que ñu war ci jël dogal citoyens yi wax ci seen xalaat am na solo itam saay bu kilifa yi maanaam ñi ñu fal ñu bëgg a jël benn dogal te ànduñu ci ñu teel ko wax sinon ëllëg lu mënti am doo am fit wax ne waxoon naa ko wala xamoon naa ko loolu moo tax am na solo ñun waa FRAPP waaye tamit ñeneen ñu dul FRAPP ñu yëkkati seen baat ne lii kat danger la lii kat war nañ ko moytu lii kat fu mu ñu mën a jëmee fu métti la moo taxoon ma waxoon ne président de la République moom déjà jaraaf bu ndaw la buur bu ndaw la mais doole yi mu ñaan ba assemblée nationale may ko daf koy def empereur daf koy bu ñu moytuwulee dinañ tëdd nelaw ak président Macky Sall yeewu ak Hitler loolu moo nekkoon mbir mi dafa am déjà doole yu bëri assemblée nationale majorité mécanique. kon nga yaakaar ni Macky Sall am na fitu def lu ko neex. mais 2012 posé ñu boppam. 2012 ak léegi lan la def lu ko neex la def. lu ko neex la def 2012 ak léegi day wax tey wax lii suba mu def safaan ba 2012 ak léegi wax dëgg yàlla li ñu mën wax ci président Macky Sall mooy waxam du goudron maanaam waxam doo ci dóor sa doom donc kooku noonu bu la waxee tey ne jàngoro ji fi am tey tax na ba xëy na waaw naa leen doxal mbir mi ci anam yoo xam ne dëppoon ak seen njëriñ
man de duma ko wóolu. sa xel daloon. déedéet ndaxte ku ma dig ndékki dig ma añ joxuma si benn bu ma diggee reer naa xoolaat mbir mi loolu daal xëy na mooy wax ji bon voilà. ñu gis ni 1000 milliards yi mu ngi fi mu ne 69 milliards yi day dem ci wàllu dund bi déjà lim ko tranché ci ay dund yi nga xam da koy def ak yooyu ci tranche yi jëm na ci 65 li ci des daanaka ñu def ko ci transport yeeg dem ñëw waaye da ciy génne commune de Dakar wala de Dakar Pikine génne ci Rufisque ak Thiès sa xel tey na te. ci biir Noo Lank ak Aar Li Nu Bokk balaay lii yëpp di am ci suñu communiqué dañoo waxoon ne ñun pare nañ pour dooleel bépp initiative bu baax dogal yu président de la république jël sax daanaka li ci ëpp pour ne pas dire yëpp d'accord nañ ci mais dañuy sàkku ci moom mu saytu mbir mi ci anam yoo xam ne leer na donc nay leer namm nañ sax ne 1000 milliards yi muy wax mu am saytu win contrôle joo xam ne bu liy jeexee coow du am damay fàttali ne 1986 amoon na fi Coupe d'Afrique Caire 86. xale yu nekkoon jardin d'enfants sax dañ leen cotiser dërëm xaw ma ñaata dërëm 15 waaye lan lañ si fàttaliku mooy nit yi amoon na ñoo xam ne dañoo détourné xaalis bi te loolu nekkoon na loo xam ne njëriñu Sénégal lépp la woon donte football la woon donc moo taxoon ñu ne président de la République di ko xelal ne ko na ko saytu ci anam bu leer na am contrôle na am sax contrôle citoyen maanaam ñi nga xam ne ñoo nar a contrôler maanaam mbir mi fexeel ba mu am ay citoyen mu am ay kuréel citoyen te ñun sax xëy na pare nañu ñun en tant que Noo Lank ak Aar Li Nu Bokk ñu contrôler mbir mi ba léegi gisuñu dara lu leer alors bu jëlee dogal bu mel noonu xëy na dinañu jox yeneen xibaar yu gën a leer mais bu dee effectivement daf si nar a génnee Dakar Pikine Rufisque ak Thiès wax ji ñu mun wax mooy ci région de Dakar ñeenti département la daf si dàq ñett tey si benn boobu mooy Géejawaay rakkam fa la nekk bu ñu neexee suñu xel tey bu ñu neexee suñu xel ñaaw beneen bi mooy foofu muy wax Dakar Rufisque Pikine ak Thiès am na ay doomu aadama yoo xam ne seen loxo dabul seen digg ginnaaw am na bëri na si ay doomu aadama yoo xam ne am nañ jafe-jafe donc ñooñu lan moo tax ñu war leen ko xañ donc pour man loolu du critère boo xam ne critère bu pertinent la waaye fii ak ay fan wala fii ak ay waxtu mbir mi dina gën a leer mais jàpp naa ne loolu yëpp lu ko doon saafara mooy citoyens yi ñu mun bokk ci ñii di contrôler ñii di saytu mbir mi ba nga xam ne lépp dina leer xel yi ñëpp dina dal. bëggoon nañu mu wàññi courant bi ba fa ñi nga xam ne ñooy Y'en a marre ak en tout cas yenn tranche ci activistes yi demee woon mais bii fasaale waale na ni xaaj bi ci courant bi dina ko wàññi mais ñi mu koy wàññi mooy tranche sociale bu baax bi. waaw. ànd nga boobu xanaa nag. Aar Li Nu Bokk ak Noo Lank li ñu proposé woon. mooy ñu wàññi courant bi pour entreprise yi ñu wàññi courant yi pour nit njaay ak noppam maanaam les personnes physiques parce que entreprise yi fu mu nekk nii dañoo am ay jafe-jafe. donc jafe-jafe yooyu ñun dañoo jàppoon ne bokk na ci li koy wàññi ak li koy saafara entreprise yi ñu xëy na teggil leen facture yi. waaye laa ñu ne kat ci diir sàngam du ñu fay facture. léegi nag dégg nañ mesure bi nga xam ne dégg naa ñoom ñu ngi koy togg seen biir maanaam fexe ba ñu nekk ci tranche sociale ñu bañ a ñu wàññi leen en fait facture yi nekk na jéego bu baax. jéego bu njëkk donte jàpp nañ ne jéego bi war na weesu loolu ndaxte ñun biñ doon wax courant bi dafa cher ñoom kilifa yi ñoo ne Sénégal bokk na ci àddina bi ak ci Afrique fi nga xam ne courant bi fa la gën a cher ci àddina ak ci Afrique ñaareel bi ci diggante bi ñoom li ñu doon lay ne pétrole bi moo yokk baril pétrole bi wàññeeku na bu baax a baax donc fu mu nekk nii ban lay la ñu am pour bañ a wàññi essence wàññi maanaam njëgu courant bi donc amuñu lay boobu donc moo tax ba tey jii ni ñu ngi naan nañu wàññi courant bi wa illaa ñu ne ci diiru sàngam
bu kenn fayati facture ñu xaar ba jafe-jafe yi passé waaye dañoo jàpp ne ni ñu ko waxee ci courant noonu lañ ko waxee noonu lañ koy waxee ci ndox noonu lañ koy waxee ci téléphone ak yeneen yoo xam ne ñaar wala ñett laa si lim dama jàpp ne jamono ji ñu toll waratuñu dàq benn liggéeykat ndaxte jamono ji boo dàqee liggéeykat naka lay lekkee donc président de la République war na wax entreprise yi fii ba coronavirus di jeex Sénégal bu kenn dàq ci liggéeykat benn ñaareel bi bu kenn dàq nit maanaam kuy luwe bu ko kenn dàq ci biti jamono coronavirus bi waaw bu kenn génnee kenn ndaxte munoo wax nit yi restez chez vous maanaam confinez-vous na ngeen toog seen kër ba pare ñuy toog seetaan nit ñi am ay jafe-jafe ndaxte bëri si ay journaliers yoo xam ne bëreetuñu xaalis ndaxte liggéey bi économie bi dafa taxaw ba pare ñuy dàq ñooñu tout simplement parce que fayuñu luwaas donc mesures yooyu xëy na moom mun nañ ko si yokk pour wax ne bu fekkee bëgg nañ jàppale Sénégalais yi foog ñu am audace fi may daanele nag mooy xam naa dinañ ma ne loolu koppar la moo taxoon ma proposer waat HCCT ak conseil économique social et environnemental nañ ko tas président Macky Sall 19 septembre 2012 ci la tasee woon Sénat lu tax mu tasoon Sénat parce que à l'époque dafa amoon benn inondation mais jamono ji dama jàpp ne ci la askanu Sénégal gën a soxla ci la askanu Sénégal gën a tiit ci la askanu Sénégal gën a sonn ci la askanu Sénégal gën a nekk si njàqare donc la waxoon Sénégal 2012 tey la gën a xuri Sénégal 2020 kon na tas Sénat na tas plutôt conseil économique social et environnemental et au conseil des collectivités territoriales. yaakaar na loolu dina faj saafara coronavirus ndax 2012 boobu bu ñu rappelé ndax Sénat à l'époque an bi 8 milliards la ak yooyu noonu est-ce que affaire bi taxu koo saafara wu ndax am na ñoo xam ne ñu ngi jànkonteel loolu ba léegi yaakaar na bu tasee ñaar yooyu noonu dina xaaw a saafara mbir mi. réew moo xam ne ay infirmiers nekk ci hôpital dañuy obligé fóot ay gants ndaxte gants yi bëriwul. dañuy obligé sol benn masque ci diiru benn fan te masque yooyu xam nañ ne ñaar ba ñetti waxtu gën saa su bëri la war a def ak ki nga xam ne moo koy takk réew moomu kat ki nga xam ne moom mooy surga bu njëkk ci askan bi muy président de la République war na tal leneen lu dul di jox ay militants am di jox ñi mu àndal d'accord ay payoor ci assemblée ci conseil économique social et environnemental ak ci au conseil des collectivités territoriales dañoo yàgg gëm ne te tey lañ ko gën a gëm ne ñaari kuréel yooyu ay kuréel politicien la ay kuréel pour yaa ma neex ñi ma àndal ma dooleel leen ñoom ay payoor pour ñu may political maanaam ci dëkkaan yi tey jii nag Sénégal moo soxla bu dee ñoom li ñu wax gëm nañ ko ne njëriñu askan wi moo leen tax a jóg fexe ba ñu jëlee fi coronavirus tey jii nii koo xam ne yaa ngi xeeb li entreprise yi di joxe yow mii di digle càngaay da nga sangu. moom dafa leen joxeegul moom président sax. ba léegi junni milliard bi xamuñu en fait état bi ñaata la si dugal xamuñu ko dañoo ne budget junni milliard mais li gënoon neex ak dal xel mooy président de la République ne si junni milliards yi état bi am na si déjà ci misaal 700 milliards et que des na 300 milliards. mais loolu kenn xamul si dara mais loolu li muy tekki rek ne mooy xaalis bi amuñu xaalis bu doy boo amulee xaalis bu doy nag te nga ragal mbas mi faagaagal sa askan digle càngaay daal na nga sangu ba pare voilà. ñu gis ni audience amoon na ci palais de la République am na ñu doon dem ku jégi ñenn ñeeg yooyu ba Y'en a marre dem nañ ñoo lonk demul France dégage demul aar lu ñu bokk demul te lépp dañuy xeex Covid 19 dañ leen invité wul wala woowuñu leen. alors président de la République invité wul Noo Lank invité wul aar li ñu bokk invité wul FRAPP bon jàpp naa ne itam ne. terewul la yaa ngi joxe sa avis. waaw parce que li ëpp solo mooy rek bu fekkee dañuy defar nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy génne ay xalaat yu ñaw ay proposition yu ñaw yoo xam ne jàpp nañ ne dina yóbbu réew mi ak askan wi ci kanam loolu moo am solo donte jàpp naa ne effectivement président de la République mënoon a def lu gën li mu def ndaxte Y'en a marre bokk na effectivement Noo Lank ak aar li nu bokk mu sekk ak yeneen mbootaay xëy na mu invité woon Noo Lank ak aar li nu bokk moo gën
waaye moo jàpp ne ba léegi loolu dafa bokk ci politiku président Macky Sall ba léegi. day diviser pour mieux régner. ci xare bii ñu toll mu ngi politique. Invité na Y'en a marre man dama jàpp ne Y'en a marre dafa waroon dem donte président de la République amul taxawaayu borom kër bu baax ci ni mu invité mais Y'en a marre man dafa waroon dem man d'accord naa ak ñoom ci ñu dem man bokk naa ci ñi nga xam ne non parce que y a des photos yoo xam ne xëy na bon juumte la wala mais dañ la ci wane comme quoi que ni peut-être gii dem na ñëpp yaakaaroon ni dem nga. non loolu amul bon man sax gisuma photo yooyu mais loolu amul mais li am solo rek mooy que pour man Y'en a marre ñuy samay doomu ndey bi ñu demee wax nañ fa waxu nit wax nañ fa wax joo xam ne doomu Sénégal mën na ko dégg mën na ko jàpp en fait ci xelam pour man loolu moo am solo léegi nag ñu nekk Y'en a marre nitu dëgg gilet rouge ak ñoom seen ñun ñi nekk biir Noo Lank ak Aar Li Nu Bokk li am solo mooy politique boobu nga xam ne président Macky Sall da ko bëgg a politique jàngoro ji bu mu ñu féewale bu ñu nangu féewale bi te président de la République bi yóbbu moo xam ne politique boobu muy politique jàngoro ji dafay sonal boppam ndaxte lu xëy ci FRAPP mu fanaan ci Y'en a marre lu xëy ci nitu dëgg fanaan ci gilet rouge donc ñun réeréewuñu donc c'est pas parce que day recevoir FRAPP rek wala recevoir nitu dëgg rek wala recevoir Y'en a marre rek moo tax ñun ñuy xoolante comme maanaam ak ay bëtu noonu déedéet tey la ñu gën a def benn say tey la ñu gën a xam ne Sénégal dafa soxla ñu def benn say jàkkaarloog ànd xeex ak coronavirus ak képp ki nga xam ne da nga bëgg a politique coronavirus ak képp ki nga xam ne da ngay ut troisième candidature wala ñoom seen. Exactement. Parlons un peu de santé Guy parce que ñu fàttali ni agent de santé nga déjà ñi nga xamante ni ñoom ñoo yow temps bi dafa mel ni daf la jox raison wala parce que lii waxoon nga ko moo jaraloon sa premier woo bañ la woowee woon ba le passé ci côté sanitaire bi ngay wax plateau médical bi tout juste ak décès wu Ousmane Tanor Dieng est-ce que temps bi jox la dëgg aussi yan point ngay teg comme ay suggestion wala ay en tout cas proposition booy teg en tant que agent de santé. man ñaanuma woon yàlla àddina jox ma dëgg ndaxte àddina bu ñu joxee dëgg bu yóbboo ñu xam ne ñu ngi nekk ci musiba. mais mi ngi la koy jox quand même. bi man 2014 2013 ba 2014 maa ngi nekkoon hôpital régional bu Sédhiou jamono jooju directeur yi nekkoon ca bopp hôpital bi dañ doon sàcc alalu hôpital bi waaye li may wax ci hôpitalu Sédhiou daanaka moo wokk hôpital yëpp yu nekk Sénégal. ci biir jamono mbas mi bii ba nga xam ne am na ay conseil d'administration hôpitaux yu réunion yu doon jox seen bopp indemnité de session 150 000 parce que effectivement ci këyitu l'hôpital yi hôpital dafa am lu ñu woowee conseil d'administration. conseil d'administration boobu saa bu dajee ñi nga xam ne ñoo ci bokk maanaam këyit yi day wax ne chaque réunion ku nekk am nga 100 000 wala 75 000 wala 150 000. mais bi boo nga xam ne man loolu yàgg naa ko dàq yàgg naa ko critiquer fekk lii yëpp amul Ousmane Tanor Dieng génnul àddina te ba léegi mu ngi am ndaxte dama jàpp ne mënoo nekk ci ñaar fukki réew ak ñett yi gën a ndóol ci àddina bi ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk ñu saytu suñu hôpital d'accord ñuy cëral seen bopp chaque réunion 75 000 100 000 150 000 te mu am ay doomu aadama yu bëri ci lim yoo xam ne mais ticket 2000 francs ticket 3000 francs sax mënuñu ko fay. d'accord ma bamtuwaat ko weer a ngi bii mbas mi duggee Sénégal ci biir weer jooju am na ay conseil d'administration hôpitaux yu daje fay seen bopp d'accord ay indemnité de session man jàpp naa ne sax bu fekkee mënoo dàq loolu en temps normal xanaa jàngoro bu jotee mën nga ne conseil d'administration yi nañu arrêté indemnité de session yi. am fu ñu ko def tuuti. voilà donc. man bi ma commencé ngañ li nga xam ne moo nekk ci hôpitaux yi ndaxte pillage moo nekk ci hôpitaux yi lekkukaayu xaalis la d'accord président de la république mu ko neexee lay affecté ay nit directeur ci bopp hôpital yi ñuy lekk xaalis bi yenn saa yi sax ay liggéeykat di lekk xaalisu hôpital yooyu yëpp on avait attiré l'attention en fait ci maanaam ci kilifa yi liggéey naa benn hôpital boo xam ne benn liggéeykat parce que syndicaliste la parce que dafa ànd ak en fait kilifa yi autorité yi amoon na boutique am boobu nga xam ne boutique boppam la woon courant bi ci hôpital bi la koy jëlee courant bu coupé sax
groupe hôpital bi tàkk. bitig bi am courant koy alimenté. yooyu moo am ci hôpitaux yi ñun ñëpp ñu koy dund waaye ñun tamit am nañ responsabilité. parce que ñun ñii ñu ngi nekk ci dëkkaan yi di gis loolu di xam loolu. ba pare noppi yenn saa yi sax ñu ñuy jox xaalis boo xam ne leer nañu ne xaalis bii ci suñu poche la jóge yenn saa yi ñu ñuy jox ay billet Rome wala billet màkk yoo xam ne leer nañu ne billet màkk yi ak billet Rome yi sàcc la waaye boo ko waxee ñu ne la yow lii yow laa mais mu ngi nii léegi suñu infirmier doyul suñu médecin doyul suñu l'hôpital doyul suñu masque doyul suñu gant doyul suñu dara doyul suñu respirateur doyul suñu solution hydroalcoolique doyul donc lii mooy wax ji et effectivement juillet 2019 bindoon naa benn post sama page ne kat lii moom métti na suñu kilifa yi ku ci feebar nga dem faju bitim réew yenn saa yi sax nga fay dee continue di dee bitim réew bii passé parce que yeneen réew yi dañoo tëj seen frontière Macky Sall amul pexe fii lay fajoo Boun Abdallah Dionne fu mu nekk amul pexe fii lay fajoo 1973 ba léegi war nañ def ay jéego yu doy yu mot ngir ñoom d'accord suñu plateau technique suñu ay hôpitaux du am lu muy envier du am lu muy ñëwee hôpitalu États-Unis wala hôpitalu France donc lii mooy wax ji foog ñu wax ko bu ñu génnee nag ci coronavirus bi dinañ xulloowaat dinañ xeexaat. ndax am na yu ñu war a wax. mais ndaxte mu ngi nii ñun ñëpp ñu ngi tiit ku nekk yaa ngi toog sa kër. waaw parce que dafa wax état d'urgence l'heure est grave couvre-feu am ñu gis situation bi critique loolu xale yi dem bay ñaawal et tout tiitoo tuuti chez jeunesse ni mu demee nii est-ce que consciente nañ de ce qui se passe qu'est-ce qui ne va pas. damay faral di wax benn mooy ñi nga xam ne ñooy askan bi nekk ci Sénégal nañu respecté li waa kër docteur wax nañu faral di raxas suñu loxo. nañu respecter distanciation sociale maanaam diggante ñaari nit war na am lu mu néew benn mètre nañu respecter tamit les consignes administratives mooy touriste fu mu fekk doomu Sénégal ak ku dul doomu Sénégal te nga nekk Sénégal na nga dugg sa biir kër 8 heures bul génn donc loolu nañ ko respecter waaye dama ne askan bii ñu am jógewul ci neen bu dee juróom benn fukki at nga jël sa askan jël xaalis bi lekk ko mooy warax bi ma doon warax ba téeméer boo jël ci askanu Sénégal juróom fukk yi ak ñeent mënuñu jàng abajada 54% de la population sénégalaise est analphabète parce que dañoo warax suñu alal donc yow population analphabète boobu bu mënul jàng abajada tey jii nii boo koy wax boppam dëgër kenn maanaam nga am jafe-jafe pour dugal yenn ci boppam mais yow yaa ko def balaa ngaa cëral sa bopp yow président de la République 8 milliards de fonds politiques wala ngay tabax benn stade 150 milliards mais sa 54% population na nga leen jàngal boo leen jàngalee booy wax ak ñoom day yomb mu dugg ñaareel bi juróom benn fukki at ngay naxante ak ñoom élection bu jot nga leen di jënd di leen jox t-shirt di leen jox sandwich xam nga ne li muy indi mooy da ngay infantiliser sa population mooy maanaam da ngay jël sa askan def ko ab xale. ndax parce que dañuy gis ni doo dàkke la. da nga koy def ab xale ba nga xam ne dootul am esprit critique dootul réfléchir moom day jàpp sax ne moom bokkul ci réew mi dafa am ñoo xam ne seen yaay danañ jur pour ñuy jiite di dogal ñoom amuñu sax pour réfléchir amuñu pour comprendre la ñuy nangu waaye ñooñu tey boo ñëwee di leen wax ne def leen lii mais ñoom da nga leen infantiliser da nga leen abrutir maanaam da nga leen def ab dof juróom benn fukki at loolu mooy processus d'abrutissement juróom benn fukki at ngay def loolu di def loolu di leen di jàppee ay dof mais da nga leen di def ay dof da nga leen di def ñoo xam ne mais du ñu comprendre les enjeux et les défis ndaxte koo xam ne nangu na jaay juróomi at ndax benn junni ci bésu élection mais kooku yaa ngi ko def xale yaa ngi ko def bàyyi ma du comprendre enjeu yi je sais pas ndax je me fais comprendre et donc kooku boo ko waxee ne am na mbas et que mbas mi lii wala mbas mi laa mais ni ñu ko gëm d'accord et voilà donc da nga ko abrutir da nga ko def xale bu ndaw
en plus préparé voilà. ko ci dara ñu gis ni policiers yi dugg nañ ci affaire yi pour couvre-feu bi brave policière am xaaroon nga ci sa police lii tey ndax boo waxee ak sa jeunesse wax ak autorité yi di nga wax ak bay takk der yi xaaroon nga dóor gi ba tey changé nañu méthode ñi ngi pompeloo. xam nga li ñuy waxtaanee depuis njëlbeenu émission bi dafa wane lenn mooy président Macky Sall ak ñi ñu àndal ba léegi comprendre ñu message du coronavirus parce que en réalité coronavirus dafa jox àddina si sëpp message dafa wax américains yi dafa wax français yi dafa wax union européenne dafa wax africains yi ku ci nekk mu wax la benn message dafa wax français yi yow Macron ak ñi la jiitu yéen ñi nga xam ne yéen a nekkoon di tëj hôpitaux France yi di wàññi lalu hôpitalu France yi seeni médecins yi di grève naan leen vraiment dañoo am jafe-jafe léegi yokk leen d'accord ne leen yokk leen li di médecins yi mais je veux dire ñu jiital utum xaalis ci njëriñu askanu France wala Espagne wala Italie ñooñu coronavirus daf leen jox message Trump ak États-Unis ak ñi ko jiitu ñëpp la même chose américains yi déjà avant mbas mi di ñëw américains yi bu ñu amee diabète dañuy am problème bëri na américains yi dañuy dee ndax loolu donc ku si nekk daf la jox message mais dama jàpp ne président Macky Sall déggul message bi coronavirus jox Afrique déggul message bi coronavirus jox Sénégal parce que boo déggee message bi nga xam ne moom la coronavirus jox sa police ni ñu ko daan utiliser avant juróom-benn fukki at war nga xam ne efficace war nga xam ne baaxul parce que ni nga doon doxalee juróom-benn fukki at bu baaxoon tey jii nii boo jàkkaarloo noonu gii nga xam ne moom la ñuy woowee coronavirus mais di nga am doole joo xam ne doo tiit doo ànd ak njaaxare te xam nga ne di nga ko daaneel ci nu mu gën a gaawee mais bu fekkee yow juróom-benn fukki at yaa ngi utiliser ay méthodes baaxul tey jii nii war nga ko comprendre changer ko dama jàpp ne policiers yi takk der yi message yu dañoo jot ay ordre waaye loolu ni ma ko waxee ça veut dire que kilifa yi ba léegi comprendre pour man njënte la oui mais teewul mi ngi xam mooy li may wax xam nga boo réewee Pape Sarr ñu ne la justice nga ne pat nga rey Seck Ndiaye mais commerçant ñu ne la justice nga ne déet parce que yaa ngi yaakaar ne Pape Sarr mi ñu rey commissariat bu Thiaroye ñi ko rey policiers yi boo leen daanee policiers yooyu boo leen waxee ëllëg boo sàccee élection tiiral ci askan wi policiers yi dañuy bañ parce que xam nañ ne da nga leen di tëj donc nga ne déedéet da ngay créer impunité doo sanctionner policier parce que bésu élection di leen soxla parce que bésu manifestation bu gars yi bi dem pale di leen soxla donc nga créer un environnement d'impunité ñu rey Abdoulaye Timéra si d'accord ñu ne justice nga ne pat ay vidéo yaa ngi fi wane ne benn autopolice en sens interdit moo ko mbëkk mu faatu mais loolu da ngay créer ambiance impunité maanaam sa policier yi dañuy dem ba dañuy naagu dañuy jàpp ne lu ñu munti def du mujj fenn moo tax tamit boo leen joxee ordre ñoom duñ si am benn doute benn sikki sàkka dañ koy def parce que xam nañ ne du mujj fenn donc pour man loolu lay tekki ba pare formation policiers yi changé wuñ ko xam nga policiers yi dañoo doon policiers yi fi nekkoon jamono colonisation da ngay dugg commissariat ñu ne la loo bëgg déjà nu ñuy wax ak yow nga xam ne violence la waxuma la nag leneen voilà c'est de la violence voilà saaga la dafa yomb ci ñoom yuuxu la gëdd la dafa yomb ci ñoom dañoo jàpp ne lépp tiital la ak doole la or déedéet da nga am askan doo ko tiital askan da ngay wax ak moom da nga koy sensibiliser da nga koy convaincre doo ko vaincre. exactement ñu gis ni daanaka affaire yi am na benn position bu nga xamante ne yegg si na fa te loolu mënuma ko bañ a wax nga toog ni yàggul defoon na benn lettre bu am solo gi biir prison ngir préparer directeur prison ak li nga xam ne mooy feebar bii di coronavirus yaakaar na solution am na jéem nañu dara le président Macky Sall récemment le libéré 2036 détenus am na lu ñu def selon li nga bëggoon. effectivement balaa ma génn kaso
fekk xaw moon sax ne naa génn bindoon naa directeur camp pénal ne ko est-ce que yaa ngi di xalaat ci fanweeri kaso ak juróom-ñaar yi Sénégal ëmb naka ngeen nar a aaree doomu aadama yi nekk ci kaso yi ak mbas mi bon jotuma tontu je crois que une semaine wala fukki fan lañ ci teg ma génn bi ma génnee am na ay dogal yoo xam ne état bi administration pénitentiaire jot na ko jël jàpp naa ne yu ci bëri baax na d'ailleurs sax FRAPP waxoon na président de la République mu gracier le maximum de prisonniers. mais gracier na de 2036. gracier na 2000 pour ñun baax na waaye ba léegi bu munee gracier ñeneen ñoo xam ne li ñu leen jàppee du lu ñaaw trop na ko def parce que prison maanaam dafa wuyoo turam ñaanuñu ko yàlla bu coronavirus duggoon ci prison amoo fay daw ça veut dire que ñu bëri bi dañ dee maanaam ci kaso yi bon dogal yi ñu jot a jël benn grâce yi ñu gracier baax na buñ ko mënee yokk ñun ñu ngi ñaan maa ngi ñaan man en tout cas président de la République yokk loxoom ci fànn boobu ñaareel bi nee nañ prisonniers yi ñu nekk ci kaso yi seen mbokk mënatuñu leen jox ay bool benn ñaareel bi dootuñu jot benn visite ñetteel bi agent pénitentiaire yi liggéey ci kaso yi ñoom dootuñu ñibbi parce que effectivement bu ñu ñibbee seen kër déjà ci seen yoonu kër ñu ci bëri amuñu oto ñu ëpp d'accord xanaa chef yi maanaam kàngam yi ñoom ñoo am ay oto ñi ci ëpp ay tataal yi jël ay car rapide donc day yomb ñoom ñu am ko bu ñu duggee ci kaso yi ñu indi ko ci kaso yi donc décision yooyu jàpp naa ne décision yu baax la léegi rek laa ciy wax mooy comme fu mu nekk nii képp ku nekk kaso mënatoo jot lekk ci sa kër maanaam sa waa kër mënatuñ la indil boolu lekk bu yóbboo kon na état du Sénégal gën a góorgóorlu ci lekk yi nga xam ne moom lay jox prisonniers yi man bi may nekk ñetti weer ci camp pénal yenn saa yi ñu servir ñu petit pois yoo xam ne yàpp bi boo ko xeeñee yàpp bu nëpp la yenn saa yi ñu jox la bool yoo xam ne jën bi dalay leer ne jën bi dañ ko dafa nëpp moo tax d'ailleurs ñu saaf ko ba mu wow ngir xet bi voilà mu acceptable donc mënoo nag ci jamono ji jël décision yooyu te muy décision yu baax ba pare nag ngay wàññi sa loxo ci lekk bi ngay jox ay doomu aadama donc xëy na loolu laa si yokk daal voilà. ok ndax yaa ñu plongé ci kii bi ndax li ñu dese bariwul daanaka damay jax yaa ñu plongé directement camp pénal 3 mois nga def ko fa nga xëy génn say nit ñëpp taxaw ci biti di la xaar Roger dafa xaar ba sonn gisuloo ndaxte ñibbi nga bu yàgg y a des non-dits. Il y a demandé liberté provisoire comment ça se passe comment ça nu mu demee maître Sall bi mu ñëwee gisante ngeen waxoon na leen noonu lay demee da ngay waaj a génn gi y a des non-dits. ñaar laa ciy wax di nga may benn ma wax ci loo xam ne bokkul ci laaj bi jamono ji mu ngi am mbas bu ñuy woowee coronavirus ñu bëri ñu ngi toog seen kër ñu ngi jéem a toog seen kër gis nañ toog sa kër nu mu méttee te sa kër la. waaw yaa ngi nekk sa kër di seetaan télé di jaabante diggante sa néeg sa salle sa toilette ak yooyu d'accord bu la neexee bul génn gis nga kaso nu mu méttee kon kilifa yi war nañ bàyyi xel bu baax a baax balaa ñoo dugal nit ci kaso ndaxte ñoom seen wàllu bopp gis nañ ne confinement métti na te confinement bokkul ak kaso sa laaj bi nag li ma ciy wax moo di ne niñ ma jàppee jaarul yoon niñ ma téye jaarul yoon niñ ma bàyyee jaarul yoon liñ ma may sax xëy na ma masawu la ndaxte jamono jiñ may jàpp ci buntu palais présidentiel bokkoon nga ci journaliste yu ñu sonnal bu baax a baax ba nga am si gaañu muy loo xam ne dama koy dénoncer énergiquement parce que ñoom ni ñu nekkee ay takk der di def seen liggéey c'est pas que dañ ñu bañ wala dañ ñuy jàppale dañuy def seen liggéey yéen itam noonu ngeen nekkee ay professionnels di def seen liggéey c'est pas que da ngeen ñuy jàppale am déet donc yéen ak ñoom yéen a yem donc ñoom war nañ comprendre ne yéen vous devez faire votre travail et que donc vous informez juste et vrai léegi nag kii di seetaan mooy xam ndax d'accord na wala d'accordul donc vraiment da nga lay massawu coono di dénoncer énergiquement ce qui s'est passé ce jour-là violence bu ñu exercer ci journalistes yi alors da nga xam ne alors je suis un peu perdu.
les non-dits. voilà nee naa ko niñ ma jàppee baaxul dëppoowul ak yoon niñ ma téye dëppoowul ak yoon niñ ma bàyyee tamit dëppoowul ak yoon man ñaanuma liberté provisoire. jaaroo ci protocole pénal bi nga doon bañ. non li ma mun wax rek mooy président de la république ñii ngànk justice bi xam nañ ne ni ma génnee jaarul yoon parce que demande de liberté provisoire benn avocat ci yoon daf ko war a wax ki nga xam ne moom la koy demandé ñaareel bi këyit bi nga xam ne moom la ñuy jébbal juge bi pour ñaan ko liberté provisoire ki nga xam ne moom lañ koy ñaanal muy prisonnier bi da ko war a signé. gisoo. man kenn waxuma. signé woo. yéen sax xëy na yéen a ma ko gën a yëg yéen a ma ko njëkk a yëg yéen ñi nekkoon ci biti parce que man dama jàkkaarloog télé gis écriture yi di défilé ñu naan demande de liberté provisoire déposée pour Guy Marius Sagna. avocat bi jotoo leen gis waxu la dara. ci benn yoon la ñu gisee. c'était mais waxu la ci dara. non c'était juste pour me dire que waa FRN ñoo ko yebal. donc voilà mais musuma wax ay waxu demande de liberté provisoire donc signé wu ma yëguma tinuma maa ngi fii nii donc moo tax tamit buñ lay wax naan waaw président de la république loi d'habilitation la naan li mu fii li am ci réew mi. am na loi bi yàgg na moom. en tout cas jar naa tiit ba nga xam ne booy dooleel ñi nga xam ne ci jalgati yoon la ñu nekk la ñu dëkk balaa ngay dooleel ñooñu war nga ko seetaat bu baax a baax. ñaar am na. Barthélémy Dias waxoon na ci sa génn gis nañu ni recevoir nga seen kilifa ki nekk ci jàngu bi ñëw na fa waxtaan ngeen et tout Barth sa diggante ak moom ak wax jooju noonu ndax parfois damay dégg ñu naan gi d'accordul ci wax ji je sais pas est-ce que d'accord nga ou pas aussi tamit dañ laa protéger de jugee nga fële na la étomé instant bi damaa sax xaw a ragal fi mu nekk nii. alors fu ma mënti nekk te loolu du lu bees balaay sax ñu may jàpp le 29 novembre passé Barthélémy Dias sama doomu ndey la mu sa nekk muy koo xam ne dama ko sopp dama ko respecté dama ko naw ndax taxawaayam ci Sénégal d'accord bi ko Sénégal ràññee ak léegi donc man awma benn jafe-jafe ak Barthélémy Dias bien au contraire dama koy gërëm di ko sant moom ak ñëpp ñi nga xam ne dañoo mobiliser wu ndaxte bu duloon seen mobilisation tey jii ni du ma jàkkaarloog yow du ma jàkkaarloog soppe enquête 221 problème bi du Barthélémy Dias problème bi mooy état bi nga xam ne ci injustice lay xëy ci injustice lay yendu ci injustice lay fanaan ci injustice lay dëkk di complot ci injustice lay dëkk di nas di fexeel ay doomu aadama xam nga boo tegee ay doomu aadama injustice nit ñi di jéem a xam di jéem a comprendre lan moo tax nga leen di traité noonu day am fu muy toll nit ñi dinañ gis loo xam ne buñ ko yëkkatee buñ ko siwalee dina jur musiba dina jur jafe-jafe nga jàppantoo juróom-ñeenti nit nga bàyyi si juróom-ñett yi nga téye kenn si te li ngay wax dëgg yàlla xel mënu kaa nangu ndaxte dóoruma garde rouge daanali ma mbax ne garde rouge donc tu vois un peu defu na ci dara donc nit ñi après dañuy poser wu ay questions donc boo tegee Guy Marius Sagna injustice bul jaaxle bu waa Casamance wala ñeneen ne c'est parce que diw joolaa la moo tax nga téye ko baat boobu du baat bu rafet du baat bu jekk du baat boo xam ne baax na ci jàmmu réew mi mais moo tax nga war a moytu def injustice boo tegee injustice Guy Marius Sagna mais bul jaaxle bu fekkee nit ñi dañuy naan mais c'est parce que kii chrétien la moo tax ñu bàyyi ñëpp moo tax mu des fa donc problème bi du ñii di wax loolu problème bi mooy ñii di jëf ay jëfin yoo xam ne dañuy pousser nit ñi ñu xalaat lii ñu gis lii te loolu noonu mën tas réew parce que ci jafe-jafe yi gën a métti ci maanaam ci àddina li ci gën a métti mooy mbiru waasoo mbiru diine ak mbiru tarixa ndaxte dañuy naan sont des matières inflammables maanaam mën nga xam kañ lay tàkk waaye di nga am jafe-jafe pour xam kañ lay fay donc problème bi ce n'est pas Barthélémy Dias du baat yi mu wax d'accord ak ñu mel ni Barthélémy Dias problème bi mooy ñi nga xam ne ci nooteel la ñuy yeewu di gontu di xëy di fanaan. protégé nañ la étome duggoon nga ci bois sacré yi. en fait benn jigéen moomu jur léegi am naa ay téeméer ak ay téeméeri yaay. léegi nag jigéen yooyu nee nañ fu mu nekk nii buñ ma laalee ñoom nga laal non li ma jàpp rek moo di ne am mbégte
parce que dama jàpp ne jigéen dafa am taxawaay bu am solo bu mu war a am ci Afrique ak Sénégal bi ñu namm ndaxte munoo defar Sénégal jag-jagal Afrique ba pare nga ne da ngay bedd téeméer boo jël ci doomu aadama yi juróom fukk ndaxte loolu mooy li mu jigéen yi buñ ne ba ay doomu aadama ay jigéen ñu ne yow dañ lay sargal te ñooñu sargaluñ la ndaxte da nga waxal sa dëkk waaye dañ lay sargal parce que da nga waxal Sénégal man sama xol day daal di sedd day daal di féex ndaxte dama yàgg ñàkk ànd tey laa gën a ñàkk ànd ak gis-gis bu ne man sama dëkk d'abord sama gox d'abord sama diine d'abord sama tarixa d'abord donc ay doomu aadama rawatina ñi nga xam ne maak ñoom ñoo bokk dëkk buñ lay sargal te musuma tudd dañu doon sang protégé yóbbu la ci bois sacré bi. waaw instant bi dafa mel ne safara nga ku la laal tàkk. loolu de xaw ma si dara. ku la laal tàkk. ça j'en sais rien on verra mais xam naa ne daal ñaanal nañ ma xam naa ne daal def nañ ay affaire waaye li ci gën a am solo mooy rek dañ ko def pas parce que Guy Marius Sagna da doon tudd seen turu dëkk pas parce que Guy Marius Sagna guddeeg bëccëg day naan été amul ndox amul courant mais parce que Guy Marius Sagna da doon defal Sénégal pour man loolu la ñu war a dooleel loolu la ñu war a fësal parce que ñun Sénégal bi ñu namm askan bi ñu namm citoyen bi ñu bëgg a tabax mooy citoyen boo xam ne doo wax ne sama tarixa d'abord sama diine d'abord sama dëkk d'abord sama kër d'abord parce que président Macky Sall loolu lay wax sama famille sama parti samay mbokk. ma jeexal ci Sotrac 14 milliards ñu amel leen ko ñu wax 9 milliards fay nañ leen fay ñu leen en tout cas problème bi bëri na ci 2000 la ñu woon junni yi daanaka mën naa wax mille yi faatu nañ paa yi taxaw nañ pour nga jàppale ñu yàlla ñu ci doy yaakaar nga accord Covid 19 bi le président Macky Sall dina saafara jafe-jafe 9 milliards yooyu nga xam ne amal na ko ex agent Sotrac 2014 la yaakaar naa ba léegi ne. moo taxoon avril 2019 l'affaire yi commencé war a ñëw. moo tax ñu ne président de la République warul mun nangu ci jamono coronavirus bi Sonatel ñëw may ko 500 millions pour xeex coronavirus fekk ne au même moment Sonatel boobu mu ngi amal travailleurs PCC yi 500 millions d'arriérés de salaire loolu mooy lan du seytaane du ràmbaaj. yow yaa ngi amel ay doomu aadama 500 millions ci seen période ci seen nekk yow ngay kilifa ngay suñu surga di ñëw ne la exactement la même somme dama la koy may pour doole la ci xeex bi loolu jënd la loolu corruption la président de la République waru ko nangu daf ko war a wax dafa war a wax waa Sonatel jël leen xaalis bi fay ko liggéeykat yi après ngeen soog a xool li ngeen di joxe comme contribution de la même manière tamit état du Sénégal mënul amel suñu pap ak suñu yaay yi nga xam ne ñoo doon liggéey Sotrac 14 milliards mu fay leen juróom amel leen juróom-ñeent ba pare toog seetaan parce que la meilleure manière d'aider ces travailleurs là jamono ji mooy fay leen donc état du Sénégal il est interpellé ñun nag waa FRAPP dañoo fas yéene continuer ànd ak waa PCC yi ànd ak waa Sotrac ànd ak waa Tivaouane Peulh waa Guéréo waa Kignanbour ñëpp ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe tey jii nii ñu leen di noot ngir ñu fexe ba ànd ñu delloo ñi ci seen suuf ñu fay ñi ci seen payoor ñu sàmmanteeg ak yelleefu citoyen sénégalais mu jaral ñu lu nekk nag dëgg la nag jamono ji coronavirus tax na ba am na yoo xam ne mënatoo ko def ndaxte ñoom bi coronavirus ñëwee li ñu njëkk a wax mooy rassemblement amatul xam naa sax xëy na ñun waa FRAPP ñun waa Noolank ñun waa Aar Li Nu Bokk ñun ñoo gën a tax ñu jël décision boobu et non jàngoro ji donc moo tax comme ñun on est responsable dinañ fexe ba jamono coronavirus bi yoo xam ne dañ ko doon def duñ ko def waaye nag président de la République na respecté li nga xam ne mooy droit wu citoyen sénégalais yi na xeex maanaam coronavirus bi ci anam bu jekk bu ko defulee nag dina am moment boo xam ne nag kenn dootul xoolati couvre-feu kenn dootul xoolati maanaam état d'urgence ndaxte nag état d'urgence bi ëpp doole mooy bakkanu doomu aadama bu fekkee nag dafa nar a politiquer mbas mi dafa nar a politiquer coronavirus bi ba ay doomu aadama nar si ñàkk seen bakkan bu boobaa nag dinañ xoolaat bu baax mbir mi. ce message bu mujj sensibilisation par rapport à Covid 19. waaw que faut-il faire bon nan ngeen di wax
conduite à tenir. La conduite à tenir CAT mooy nit ñi nañu respecté waa kër docteur li ñuy wax donc nañ ko sàmmanteeg bu baax a baax te jàpp ne coronavirus du ay lépp du ay léeboon lippoon lu am la waaw ku foogoon ne itam am na te du rey nit ku ñuul mu ngi commencé rey ay nit yu ñuul France ak feneen commencé na rey nit yu ñuul sénégalais doomi réew fii ci Sénégal muy suñu mbokk Pape Diouf donc nit ñi nañu góorgóorlu bu baax a baax ndaxte suñuy infirmier ak suñu médecin li mu ñu feebar li mu gën a bëri ñoom ñu gën a nekk en danger parce que amuñu gants yu doy amuñu masque yu doy donc li ñu war a def mooy fagaru pas faju nañu fagaru nañu fexe ba ne man Guy Marius Sagna jàngoro bi du jaar ci man Alima jàngoro ji du jaar ci man Amina man Duudu man Faatu jàngoro ji du jaar ci man bu ñu defee loolu rek defe naa ne dinañ daan bu baax a baax ci lu mu gën a gaawee coronavirus bi te respecté tamit couvre-feu bi voilà comme ni ma ko waxee timis fu mu jotee na ku nekk jéem a dugg këram génnaat si bu 6 heures ci suba passé voilà. Enquête 221 ngi lay remercier bu baax Guy Marius Sagna. man maa leen di gërëm jërëjëf. merci beaucoup mu nekkoon Guy Marius Sagna doon waxtaanee ci actualité Covid 19 remercier xam naa tey moom dina wax remercier naa ko na même da ko statut Abdoulaye Seck moo yor communication en tout cas FRAPP France Dégage ak activiste yëpp aji bëgg réew yi donc sama xel a ngi dem ci sama cousin bopp Karim Xurum Xàkk ñoom Chérif Maïdé et tout donc respect à vous ak Adja Samir également ñoom ay dames de fer lañu incha allah remercier bu baax a baax équipe technique bi mu àndaloon Ndeye Khady Mor Biba ak Roger Amina incha allah ci beneen jotaay ak keneen ku ñu war a waxtaanee jaa ngeen jëf.